ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci juróom-benni waxtu ci ngoon mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci doomu jàngoro bi di coronavirus feebar bi jógaat bi ci réew ka importé yi nag yokk ci réew ka Sénégal gouvernement bu Sénégal amal nag doxalin gu yees ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass ngir dakkal li ni mel lu ko dooree benn fan ci weeru novembre atum 2020 bépp passager buy dugg si ci réew ka Sénégal faw rek mu daal di wone kayit boo xamante ne wane na ne moom testé nañ ko négatif mu doon nag àpp goo xamante ne weesuwul juróom-ñaari fan di kàdduk jëwriñ bi ñu denk wàllub wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr beneen mbir bu ñu fas yéene waxtaanee ci réew Sénégal di nag mbënn mi ak jafe-jafe yi nga xamante ne jural na ko ñenn ci askan wi rawatina nag njaboot ya ñu yóbbu woon ca Kër Massar ak it ca Jaxaay léegi tey ñu daal di nag delluwaat ci seen i ay dëkkuwaay kàdduk Alassane Sall moom nag mooy gouverneur bu Ndakaaru moom moo ko xamle ci jamono ji nga xamante ne nag mu ngi doon nemmeeku yile doomi aadama Sénégal doon ñetteeli réew ci àdduna wërngal këpp mi nga xamante ne nag moom moo ëppale ñi nga xam ne jotunoo amu xëy loole nag di li fës ci rapport bu organisation internationale du travail mujj loo xamante ne nag bataaxal bile ndaw yu bëri ci réew ko Sénégal ànd nañ ci la ñu xam ne nag ña ngay joxañ baaraamu tuuma gouvernement bu Sénégal ci taxaw bi nga xamante ne war na leen koo taxawu jëm ci wàllub xëy reportage bu Aminata Ba mu daal di koy amal aljuma tey yemook fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre atum 2020 mbokki bisimila ci xibaaru marax yi kàdduk Abdoulaye Diouf Sarr la ñuy dooree jotaay gi jëm rek ci doomu jàngoro bi di coronavirus ak cas importé yi nga xamante ne ñu ngi koy xel di leen nemmeeku ci réew ka Sénégal lim bi sax dem bay yokku loolee nag waral ki di jëwriñ bi ñu denk wàllub wér-gu-yaram daal di yëkkati ay kàddu joxe xibaar bi nga xamante ne doxalin gu yees la gouvernement bu Sénégal daal di koy amal lu ko dooree nag benn fan ci weeru ko novembre atum 2020 bépp passager boo xamante ne jaar na ci aéroport international Blaise Diagne faw rek mu daal di wone kayit goo xamante ne wone na ne amul doomu jàngoro bi di coronavirus te àpp gañ sa soxla du weesu nag juróom-ñaari fan Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ bi ñu denk wàllu wér-gu-yaram yëkkati le kàddu ci micro Babacar Seck. mbir mi ngi wàññi mais ñu seetlu benn phénomène bu bees boo xamante ne rek il faut que ñu teg si loxo mooy li ñuy wax cas importé dafa mel dafa dellu si waat loolu nag mën nañ ko expliquer parce que Sénégal mi ngi xeex di si def ay résultats yu baax mais seetlu nañ tam si àdduna bi feneen mbir mi ngi fay jógaat te Sénégal nag du benn île boo xamante ne dafa déconnecté wu si àdduna bi bon nag day demalante ak di ñëwlante ak dëkk yi bon nag suñu taxawaay mooy rek fii di aéroport ak lépp luy frontière ñu am fa taxawaay bu wér boo xamante ne danañu permettre cas importé bañ a bëri ñu taxaw si nag ak ministère bi xamante ne moom mooy yore donc lépp luy aéroport pour que ñu mën a def ay dogal bi njëkk nag te bi am solo boo xamante ne waruñu koo caaxaane te waruñ si masla mooy dañ ci war a def tolérance zéro mooy képp kuy dugg Sénégal rek nga yor benn këyit buy wane ne test nañ la te amuloo jàngoro bi loolu moom li ñuy demandé mooy ñu bañ si am benn masla mais ñàkk masla bi day fekk nag ñu waxtaanee ko ak ñi ñu ko séqal te waxtaan boobu yaakaar naa am na ba ñu jàpp ne fii ak le 1er novembre loolu nañ ko appliqué parce que am na loo xamante ne boo koy dugal si changement si compagnie aérienne yi xamante ne ñoom dañuy planifier ni seeni mbir si ay weer il faut nga may leen délai bu ñu adapté wu moo tax ñu may leen fukki fan ak juróom yooyu pour que ñu adapté wu ba à partir du 1er novembre benn voyageur du mën a dugg Sénégal te wane amuloo jàngoro bi. coronavirus boobee sax la ñuy waxtaanee tolluwaay bi ci réew ka Sénégal benn kon moo yokk benn doomi aadama yokk ci lim gi nga xamante ne faatu nañu ci mbas mi yóbbu ko ba ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaari doomi aadama tey nag ñaar fukk ñoo yokk nag ci ñi nga xamante ne nag feebar bi tëlal na leen gannaaw nag ba ñu amalee ab test ci junni ak juróom-ñett fukk ak ñeenti doomi aadama benn cas importé lañ ci daal di nemmeeku fukk ak ñeent yoo xamante ne ay cas communautaire lañu juróom-benn ñoo ci ne ci sauvetage juróom-benn fukk ak juróom-ñaar doomi aadama nag yokk nañu ci lim gi nga xamante ne génn nañu ci mbasum coronavirus
beneen mbir bu ñuy waxtaanee ci réew ka Sénégal di mbënn mi nga xamante ne nag jot naa sonal ay doomi aadama rawatina nag askan bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca Kër Massar benn milliard ci suñuy koppar nag di budget bi nga xamante ne moom la ñu jagleel lii di opération Jekkali di liggéey yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ngir rek may njaboot yi le ñu delluwaat ci seen i ay dëkkuwaay gannaaw nag ndox mi nga xamante ne moo fa newoon waraloon nag ñu daal di leen wutal ay daluwaay loolee nag bawoo ci gouverneur bu Ndakaaru ci nemmeeku bi nga xamante ne jot na koo amal ci yile liggéey Aïssatou Diack reportage. ñaareeli phase plan Orsec bu ñu duppee opération Jekkali lancé neen ko ndege ni tey ci àjjuma ji liggéey yi nag tàmbali neen ko ak budget bu tolloog 1 milliard ci suñu ay koppar liñ ci jublu nag mooy ñi nga xamante ne ñoo loru ci mbënd mi mën a delluwaat seeni kër. ci biir plan Orsec boobu am na lu nga xam ni dañ ko jagleeloon opération bu ñu doon opération Fendi. alors loolu nag point bi nga xam ni defal nañ ma ko tey ci suba mooy joxe nañ ci lu nga xam ni dépassé na 1 milliard. loolu nag ñi ngi ci am nañ ci résultat yu baax maintenant Jekkali boobu mooy d'abord fépp fu nga xam ni pompé nañ ko ba ndox bi jeex fa dañ koy assainir bu ñu ñëwee ñoom dañuy pompé bu ñu pompé ba noppi dinañ jël ay produits d'hygiène ay lu mel ni ay eau de javel ak ay saaboog ay lave-mains may ko population bi. deuxième chose mooy population yi seen bopp dinañ jël ay matelas yu nga xam ni dinañ leen jël may leen ko. matériel leen ñu war a liggéey yépp taxaw na liggéey yi nag dañ koy gaaw amal rek ngir maytu jàngoro yooyu nga xamante ne ndox mi mën na koo indi. opération Jekkali bi bu soobee yàlla taxaw na pour du dépasser 10 jours léegi nag Jekkali bi bu demee ba nga xam ni defar na ba kër yi baax ba ñu écarter les risques de maladies et autres. ñu accompagner nag population yi ñu dellu seen kër bu ko defee vie bi nga xam ni moom lañ daan mëne mu continuer. am na moto pompe yu nga xam ni ministère de l'intérieur joxoon nañu ko teg ko suñu loxo ñu teg ko ci loxo askan bi à travers les préfets mais également à travers les volontaires yi nga xam ni ñoom ñooy xeex mbënd mi ca ñu ràññee ci volontaires yi nga xam ni ñoom ñoo tuddee seen bopp zéro inondation ca Abdou Samad nekk seen coordonnateur. juróomi téeméeri camion suuf nag daal di leen koy indi rek ngir mën ko yóbbu fi nga xamante ne mooy l'école yi ngir xale yi bu ñu ubbee ñu mën a jàng ci jàmm. ci wàllu ubbite école yi ñi ngi jëm ouverture école le 11 normalement balaa ñuy ubbi sax dinañ def CRD rentrée ñu expliquer ñëpp li nga xam ne moom la ñu préparer pour la rentrée mais wàllu opération Fendi bi dafa am loo nga xam ne lu spécial la lu ñu jagleel école yi actuellement dinañu xaar et dinañ ci jot lu toll ci 500 maanaam juróomi téeméeru charge ay camion suuf yi nga xam ni dinañ ko dugal ci région bu Dakar ñooñu bu ñu ñëwee ñoom ñooy remblayer écoles yi am jafe-jafe yi ak les sites yi nga xam ni actuellement également des na ndox ba léegi ñu war fa indi suuf. ginnaaw plan Fendi boobu indi neen opération Jekkali boo xamante ne dafa ñëw rek yokku ci plan Orsec bi nga xamante ne nag dafa nar a jàppale ñi nga xamante ne ñoo loru woon ci mbënn mi ñu gaaw dellu seeni kër nu mu gën a gaawee. Aïssatou Diack liggéey yooyu nag ci diirug fukki fan kon njaboot yi leen nag mënees nañoo ñibbi ci seen i ay dëkkuwaay mooy nag ñi ngi yóbbu woon ca Kër Massar ak ca fi nga xamante ne moo di ca Jaxaay loolee nag di kàddu yi nga xamante ne gouverneur bu Ndakaaru Alassane Sall daal na ko yëkkati ñu teewlu ko. ci biir plan Orsec boobu am na lu nga xam ni dañ ko jagleeloon opération bu ñu doon opération Fendi. alors loolu nag. point bi nga xam ne defal nañ ma ko tey ci suba mooy joxe nañ ci lu nga xam ni dépassé na 1 milliard. loolu nag ñi ngi ci am nañ ci résultat yu baax maintenant Jekkali boobu mooy d'abord fépp fu nga xam ni pompé nañ ko ba ndox bi jeex fa dañ koy assainir bu ñu ñëwee ñoom dañuy pompé bu ñu pompé ba noppi dinañ jël ay produits d'hygiène ay lu mel ni ay eau de javel ak ay saaboog ay lave-mains may ko population bi. deuxième chose mooy population yi seen bopp dinañ jël ay matelas yu nga xam ni dinañ leen jël may leen ko. Sénégal ñetteeli réew ci àdduna wërngal këpp mi nga xamante ne moo ëppale doomi aadama yi nga xam ne amuñu ab xëy di rapport bi nga xamante ne organisation internationale du travail moo ko daal di fësal li ni mel nag waral ñu daal di wàcc ci mbeddu Ndakaaru yi jox kàddu ñi nga xamante ne ay ndaw lañu ak ay boromi kër ngir ñu joxe seen gis-gis ci mbir mi le ñoom nag ànd nañ ci teg nañ ci nag joxoñ baaraamu tuuma nguurug Sénégal jëm rek ci taxaw gi ngir rek ñu daal di amub xëy reportage bu Aminata Ba. ñu ngi leen fekk ca avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu nekk di waxtaan
Cheikh Sani ñu laaj ko lu jëm ci rapport bi organisation internationale du travail génni nu wax ne Sénégal moom mooy ñetteelu réew bu ëpp ay nit yoo xamante ne amuñu xëy moom nag lii bettu ko benn yoon. comme ni nga ko waxee le constat il est là donc ñëpp xam nañu Sénégal bokk nañ ci ay pays yu nga xamante ne voilà comme on l'a dit les pays en voie de développement donc problème chômage lu nga xamante ne ñëpp ñu ngi koy dund. waaw métti na surtout ñu nga xamante ne suñu zaar ñu nga xamante ne ñu ngi jàng voilà tout le temps on est confronté à ce problème là donc am bëgg-bëgg boobu voilà dem liggéey à la fois continuer di def recherche bi waaw mais boo demee pour uti liggéey lu ñu lay laaj mooy souvent expérience professionnelle et cetera mais du coup lu ngay rendre compte mooy ñun on n'est pas qualifié parce que nous avons fait un enseignement général donc. lu ni mel tamit la waa ji xalaat ñu dajee ak moom ca Médina. tellement ni chômeurs yi bari na ñi liggéeyul bari na ñi amul liggéey aussi bari na am na ci ñoo xamante naa ni sama classe gi ñu ngi liggéey di daan seen doole parce que ñemewu ñoo toog bëggu ñoo toog mais taxul mu sotti parce que da ngay liggéey maanaam du demee noonu quoi la nga ci am mën a faj soxla ba tax na xam nga day metti quoi tey ci chômeur bi ngay bokk. mu nekk situation boo xamante ni soxna si mu ngi koy naqarlu. yaa ni ñu ko gisee xel yaa xam ñu lool nag ñun ñuy njaboot ñun ñuy yor ay njaboot Sénégal moom dafa metti te at mu nekk ngay defee ne day gën a neex li muy gën a metti ndax dëkk boo fa nekkee mu bëri ay chômeur xale yi liggéeyu ñu bëree day xaw a doy waar waaw loolu lañ nekk mbokk ngay dimbali ku ci xale boo xam ne amu fi yenn possibilité du liggéey nag te fii njaboot yi booy seet sax njaboot yi dañu bari ndax di nga am ay doom kenn cay liggéey wala ñaar da ca des yëpp yaay jee koy defal yaay jee koy mottali. ñoom nag ñu ngi joxe ay solution yoo xamante ne jàpp nañ ni mën na xeex ñàkkub xëy. état bi d'abord moo war a jël ay dogal donc commencer à réformer xam naa ñu ngi dans cette lancée réformer le système de l'enseignement voilà jéem a mettre l'accent plus sur kii bi formation professionnelle yi. L'État n'a juste jàppale entreprise yi ak yi mettre en place système je ne sais pas d'imposition bu nga xamante ne c'est favorable aux entreprises ñu mën a investir. il faut état bi jàpp ci pour ñu liggéey lijjanti na ay xam nga ay société ay usines amoon ñu bay lijum bay lépp kon suñu réew dina dépassé fii ci Sénégal am fi xëy doon lu jafe lool ñi ñu dajeel di joxoñ baaxaamu tuuma gouvernement bi ba tax nañu jàpp ne suñu njiit yi war nañoo investir lu jëm luy may ndaw ñi ab xëy. Aminata Ba juróom-ñeenti junni milliards ci suñuy koppar nag di nag bor bi nga xamante ne mi ngi gàllu ci dodduk réewuk Sénégal di xibaar boo xamante ne nag mi ngi bawoo ci njiital centre recherche économie appliquée pour bu ñu sukkandikoo nag ci kàdduk Babacar Sène moom moo ko xamle ci jamono ji nga xamante ne nag ñu ngi doon amalup ndaje jagleel ko nag ci bor yi nga xamante ne réewuk Afrique yi ñoom nag ñu ko am la mu xamle itam moo di jamono ji jot na réewuk Sénégal ga daal di joyanti doxalinam ba génn ci li ni mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mame Abdou Guèye Kassé. ci wàllu Sénégal xam nga Sénégal dafa bénéficié woon en 2005-2006 lu ñu naan initiative pays pauvres très endettés ak initiative multilatérale donc bu ñu bénéficier ci loolu donc dafa permettre quand même gouvernement du Sénégal am dette bu soutenable c'est-à-dire am capacité boo xam ne dina mën a fay su lebe donc entre 2005 ak tey 2020 gis nañu quand même dette bi progressé na quand même à un certain moment donné parce que donc gouvernement yu fi jaar yëpp dañu mettre en place lu ñu naan ay politique d'infrastructure c'est-à-dire tabax ay autoroute tabax aéroport bu bees et cetera donc mettre en place ay programme pour que pays bi dëkk bi donc mun a développer am koom et cetera. port bi atteindre na 9000 milliards plus de 9000 milliards léegi mën nañ ko arrondir et cetera mais atteindre na 9000 milliards mais quand même sooy xool lépp lu ñu mënti wax gis nañu quand même temps yi Sénégal développé na quand même ay infrastructures gouvernement yi développé nañu ay infrastructures yoo xam ni dinañu jëriñ nit yi. mooy autoroute à péage bi aéroport beeg et cetera des choses comme ça donc ça veut dire que quand même une bonne partie ci dette bi donc utiliser nañ ko foofu
normalement mais nag du da ngay def tey tabax ay infrastructure rek mu am impact ci koom bi tey. desandi ci wàllub koom ak wàllum fiscalité mi nga xamante ne nag moo nekkoon ponk gañ doon waxtaanee ci seen matinal i-radio ak Alassane Samba Diop kenn ci gan yi di Thialis Faye moom xam-xamam màcc ci wàllub fiscalité jamono ji nag la moo xamle li ko sabab nag moo di jafe-jafe yañ ci jànkonteel bokk na ci la koy sabab di wàllub guerre ak nag lu jëm ti nag seetal xaalis boo xamante ne xaalis gu lewul la ak lu jëm ci financé lu jëm ci wàllu terrorisme. Thialis Faye ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Adama Sara. Sénégal environnement fiscal bi moom buñ koy xayma dañuy wax ne le système fiscal dafa léeg-léeg dafa déséquilibré bi li ko indi mooy dafa am ñi nga xam ne nii ñoom ñooy fay impôt bu baax mënuñoo rëcc ci wàllum impôt am ñoo xam ne nii dinañu rëcc ci wàllum impôt ni ñuy rëccee ci wàllum impôt mooy léeg-léeg duñ leen xam parce que di nga jënd ak jaay nekk ci dëkk bi te waa impôt duñ la xam te boo jëndeek jaay fépp foo jëndeek jaay rek am na luñ ci war a jël ci impôt léeg-léeg nga créer sa entreprise yi tamit di ci liggéey di ci gagner te duñ la xam yow demuloo nga déclaré wu ñu mën a jël déclaration boobu noonu nga mën a xool lan nga ci war a fay nga fay ko. loolu problème la beneen problème bi mooy am na ñoo xam ne nii dañ leen di baal l'impôt parce que dañuy soog a ñëw investir ci dëkk bi loolu itamit dafay tax ñu ñàkk lu bari ci l'impôt am na ñoo xam ne itamit boo ko seetloo dañuy utiliser législation bi maanaam lépp luy jëm ci loi yi ñu utiliser failles yi pour ñu bañ a fay l'impôt donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ni boo ko xayma ñun dañuy jàpp ne système fiscal bi dafa déséquilibré wu parce que bu ñëpp doon fay impôt daanaka lépp luñ soxla ci mbirum financement maanaam suñu développement dina mën a yomb. secrétaire général honoraire bu syndicat autonome impôt et domaine moom itam daal nay àddu ci mbir mi jëm ci wàllub impôt jamono ji nag daal nay bécc jafe-jafe yi nga xamante ne réew ka Sénégal mu ngi koy jànkonteel Elimane Pouye di fàttali ne réew Sénégal daal nay ñàkk lu toll ci téeméer ak juróom fukki milliards ci suñuy koppar jëm ci wàllub l'impôt Elimane Pouye ñu teewlu ko moom itam gan la woon ci matinal bu i-radio gannaaw gi la dénk ay kàddu Adama Sara. Sénégal dafa jëloon décision ne day rompre convention fiscale am ak Île Maurice parce que gisu si woon boppam léegi nag àddina ne au lieu mu nekk diggante ñaari pàcc yu négocier nañ créer benn instrument boo xamante ne mooy lëkkale réewu àddina bi yëpp xam ne ku bëgg a dénoncer convention fiscale doo am problème si loolu le Sénégal engagé wu depuis 2017 signé convention boobu donc conseil des ministres bi passé lañ koy door a jëmmal nag ne dañuy jox président pour mu rectifier que bu ko defee Sénégal réew mu amal convention jàpp ne convention boobu arrangé tu ko dina mën a dénoncer convention boobu pour xool lan moo ko arrangé parce que tey jii nii yi nga xamante ne ñooy këru liggéeyukaay yu mag yi nekk ci àddina bi dañuy teg ay pexe pour bañ a fay impôt duñ ko fay ci réew yi ñuy liggéey duñ ko fay ci réew yi ñu dëkk donc dañuy échapper complètement pour dem ci ay paradis fiscaux xam ne foofu boo fa nekkee daanaka doo fay impôt wala li ngay fay amul solo. donc convention bi ñu adopté conseil des ministres bi passé loolu mooy soxla li loolu mooy njariñ li yaakaar ne buñ ko appliqué Sénégal dina si gis boppam. mënuñu xayma Sénégal ñaata lay ñàkk parce que amul étude bu ko wane. li ñu jàng si presse bi rek te loolu tamit étude wanewu ko mooy diggante Sénégal ak Île Maurice daanaka suñu réew si 17 ans yi ñàkk na si 150 milliards chiffre bi nag xamuñu fuñ la jóge mais buñ jàppee ne chiffre bu am la day nekk lu am solo. parce que 150 milliards bu ñu ko dugalee ci jàng wala ñu dugal ko ci pecc mi wala ñu dugal ko ci transport bi doon na suqali bu baax suñu koom-koomu réew. gan ñu wax ci liggéeyub doomu réew ka Sénégal gëstu ak xeltu bi nga xamante ne professeur Sanoussi Diakité daal na koy amal daal di taxawal nag ab machine boo xamante ne jumtukaay bi mënees naa xeex li nga xamante ne moo di njéeréer yi lépp nag ngir gën a mën a ñoŋal li jëm ci wàllub mbay mi ci réew ka Sénégal waaye tam sukkandiku ci réew mi li ni mel nag di fësal liggéey bi nga xamante ne doomu réew ka Sénégal yi ñu ngi koy liggéey kon machine bile mu daal di koy fësal tey jii ci teewaayu Adama Sara. machine bi ñu duppee lii di moissonneuse de criquet
li ko tax a jóg nag moo di xeex li nga xamee ne moo di njéeréer yi li ci gën a am solo sax moo di ci xeex boobule mën nañ dem ba sax ba soppi ko ab dundin jagleel ko lii di ganaar yi ak jën yi. machine bi dafay jàpp njéeréer daf koy xëcc mooy aspirer ko won na ko yóbbu ko ci benn bac parce que njéeréer jën yi mën nañ ko lekk ginaar yi mën nañ ko lekk donc njéeréer bu ñu ñëwee ci dëkk wala ñu leen di faat ak produit chimique nañ leen jàpp pour lekk jën yi ak lekku ginaar yi. doole bile machine nag am na solo lool ndax daanaka ci waxtu bu ne mën na jàpp lu toll ci 1 million yi njéeréer. mais prototype bi ma defar ni doole bi mën na xëcc ba 1 million criquet ci benn waxtu mën na ko xëcc voilà ba 1 million criquet te criquet xam nga nu muy peese mooy 3 grammes rek boo du weesu 3 grammes 2 grammes 2 ba 3 grammes 5 la bon loolu boo ko xayma boo jëlee 1 million de criquet mën nga xam ñaata tonnage ngay am. gannaaw ba mu taxawalee ab machine boo xamee ne ñu ngi koy woowee décortiqueur de Fogno ingénieur des systèmes de formation bi di professeur Sanoussi Diakité daal dina amalaat beneen invention bi yoon nag mu jagleel ko ab machine boo xamee ne day xeex lii di njéeréer yi. Adama Sarr gannaaw ba juróom-benni simili bootoo ci juróom-ñaari waxtu ci ngoon fii la ñuy yëkkatee jotaayu mbarax yi amoon mbégte dégte leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn ma bàyyi leen ak Khalifa Diakhaté mu wéyandeek yéen ci seen bloc d'information la totale.